mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bismillah ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës ak levée du corps bu Pape Bouba Diop ñu koy amal waxtu wi fële nga xam ne mooy ca réewum France ca Lens lu ci mënti am nag jàpp leen ni kon néewam ñu ngi koy xaarandi ni ki ëllëg ci aljuma gi ci Sénégal ci boorub ñetti waxtu ci ngoon ginnaaw jullik aljuma gi ba noppi lu ci mënti am nag kàddu seede yi di bàyyi ko fu ne jëm ci moom international Sénégal boobule jàppale ni tamit li nga xam ne moom mooy taxawaay bi ndoon lu mucc ayib ni ki tey suba daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar bu ca lande ñàkkub Covid 19 loolee nag nan la ñuy def ba mu law ci biir réew mi waaye itam jote ci loolee xalaat bu njëkk bu docteur Khoudia Sow jàpp na ni nag ku ne ci réewum Sénégal war na ci sóob yoxoom ngir rek mën a nangu ñàkk boobule xaal ki nga xam ne kon xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu koom di mbay sulu xuma la mu jàpp nag moom mooy faw rek réew yi tënku ci Afrique gën a sóob seen yoxo ci lu jëm ci wàllu gëstu ngir rek li nga xam ne mooy ñëm ci wàllu xarale yi ak tamit gëstu yi jëm ci wàllu wér-gu-yaram bu antoo looleen mën a doon loo xam ne mën na leen suqali bu faw ci wàllu koom dañ leen teewlu ñoom ñaari gën a Alassane Samba Diop bi ci biir xabaar yi bu ca lande lekk ba noppi sànni wala naan ba noppi itam sànni kaas wi loole lu ñuy faral di gis la ci xàllu ndakaaru yi loole nag am ab njeexintal ci lu jëm ci alam gi ba tax kon soppite ci wàllu taxawaay lu mënta ñàkk la ndax réew mi lu jëm nag ci wàllu plastique yi ak tamit mégo cigarette yi mbalit yi kon di jalaañoo ci réewum Sénégal te nag loole bu dee bëgg nañu kon sàmm nit ak ndëkk wëram foo ñu di xaar ci suñu tànk tubéy dañ ci ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye laata njeextalu xabaar yi yëglekaay yi mooy laf làccu xabaaru njoloor si mbokk yi loolee gën a fës ci xërëb xabaar yi nees gis bu jàlla àndee ñu ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njoloor si dañ koy tàmbali tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey ñeent fukk ak ñeenti nit ñoo am yees boppi Covid 19 bokk na ci ñoom lu toll nag ci fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne nii cas contact la ministère de la santé ak action sociale ñoo ko doon topp ñaar fukk ak juróom-benn di cas communautaire jàppale nu toll ci ñeent fukki nit jot nañu wér ci mbas mi juróom-ñaar nekk ci sowtaas waxtu wi benn nit ñàkk na ci bakkanam téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti nit ñoo des ci l'hôpital yi ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram jëwriñ gu ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr tey mu ngi doon dajeek ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllub xeex wopp gi rawatina wopp yi nga xam ne day wàllante ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr nag doom ci jógee ne danañu lal ay pexe yu mucc ayib yoo xam ne lañ ci mën a jublu rek mooy faggandiku ci mbas mi waaye itam fexe ba mu ñëw wasaaroo ci Sénégal wërngal këpp ne sax kon fii du yàgg dara danañu tàmbaliwaat kon takk masque par la force waaye tamit lépp lu jëm ci wàllu digle ci këru docteur askanu Sénégal daal ci tënku ñu tawli kàddoom moom Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Mouhamadou Rassoul Kane mesure yooyu nag moo taxoon tey ma dajeek CNG bi waxtaan ak ñoom waxtaan bu am solo boo xamante ne ku nekk joxe nga xalaat yooyu nag dañ koy tënk pour que ñu am benn batterie de mesure boo xamante ne àla kuliyalin il faut ñu jël ko loolu nag li si jëkk mooy ñu respecter li xamante ne mooy arrêté wu ministre de l'intérieur sur port masque fi mu nekk yi war nañu fexe ba sénégalais buy dox nekk ci mbooloo da nga koy takk nekk ci lieu public yaakaar naa ne arrêté bi leer nañ ci dellu ci waat mais aussi ñu accentuer li ñuy wax wàññi totalement lépp loo xamante ne regroupement la loolu itam dañ ciy taxaw ak yeneen mesures yoo xamante ne mën nañ ko jël lënkaloo ci ak ñi xamante ne ñoom ñoo yor yenn secteurs yi comme éducation nationale comme enseignement supérieur comme commerce comme intérieur bien sûr parce que ñoom aussi dañoo nekk ci mbir mi ci biir CNG bu baax comme ministère du travail parce que dans les entreprises aussi war nañu fexe ba képp ku nekk ci biir entreprise nekk chef d'entreprise nga nekk effectivement premier sentinelle riposte bi ak bépp département boo xamante ne da nga war ci bokk loolu mooy l'intersectorialité fexe ba ku nekk rek fa nga nekk nga ne yow yaa yor xeex bi loolu itam ñu ngi ci lu ñu mën a noter daal aussi mooy que ne bu ñu defee loolu yépp communauté bi mooy ku nekk ci sa bopp sa fa nga nekk ci sa quartier nga ne mbir mi sa mbir la loolu itam dafa am solo parce que à la kuliyalin virus bi toll na foo xamante ne il faut que ñu dund ak moom mais di ko xeex aussi li ñu may laaj mooy bu yokkoo mbaa duñ dem ci couvre-feu
ma wax ne santé sénégalais yi sécurité sanitaire réew mi bu jaree ñu yegg couvre-feu danañu fa yegg mais fi mu nekk nii loolu ñaanuñu ko parce que li ñu bëgg mooy sénégalais yi ku nekk ci sa bopp rek xam ne xeex bi sa xeex la ba ñu gagné virus bi au niveau communautaire au niveau individuel ba du jar ñu yegg foofu loolu mooy li xamante ne mooy suñu liggéey actuellement moo tax il faut absolument que li nekk ci arrêté ministre de l'intérieur ñu fexe ba ñu appliquer ko mais aussi il faut que ku nekk ci sa bopp nga xam ne xeex bi sa xeexu bopp la ku nekk jàpp ci parce que waratuñu dem ba dañuy obligé yegg foo xamante ne du doon lu baax pour communauté yi loolu il est important ñu noter ko moo tax mesures yi moom il faut que ñu commencer ko appliquer le plus rapidement possible. ma ne ko junj ci ndorteelu xabaar rek ñàkk mbasum Covid 19 bokkoon na ci benn ponk yu ñu doon waxtaanee tey ci i rajo ak Alassane Samba Diop kenn ci gan yi di docteur Khoudia Sow jàpp na ni kon li war waxtu wi mooy ñàkk wi nan la ñuy def ba daal di ci jotee saawu anto loolee nag nekkoon foofu réew mi ku ne kon daal di ci nangu ngir loolee mun a antu ndax jàpp na ni kon loolee saawu amee kon dina nekk loo xam ne ñëpp dañ ci mën a gis seen bopp ñu teewlu kàddoom moom docteur Khoudia Sow ay kàddoom ci micro Awa Diop. enjeu boobu mooy d'abord africain jot ci vaccin bi parce que vaccin boobu nekk na loo xam ne dafa am solo ndaxte gis ngeen ni dëkk tubaab ñoom ñëpp ñoo ngi koy xëccoo jël nañu alal gu bëri teg ko ci pour am ko léegi nag ñun suñu doole dafa ndéew benn ñaar ñu bëri ñoo ngi am jiixi jaaxa ñoo ngi am xel ñaar daal est-ce que vaccin bi baax na est-ce que vaccin bi baaxul dañu ne tey jii loolu moo fi nekk li nga xam ne moo lu ëpp maanaa pour xeex jàngoro coronavirus. am na ay gëstu yoo xam ne wane na ni ko ñun def nañu ay gëstu ci ñeenti dëkk mooy Sénégal Burkina Bénin ak Sénégal Burkina Bénin ak Cameroun ñeenti dëkk yooyu bi ñu defee gëstu bi daf ñu wan ne ko juróom-benn nit yi. soo leen ne juróom-ñaar nit juróom-benn yi duñu nangu dem boo leen ni woon tey bañ leen laaj dañ ne ñoom bëgguñu vaccin ndax dañu ragal vaccin bi ndaxte vaccin bi dafa am lu bëri lu mu indi day fàttali ay jamono maanaam yi nga xam ne dañ doon testé ci ay nit loo xam ne ay yoo xam ne day fàttali lu bëri nit ñi itam dañoo ragal ndax wóoluwuñ ko mais dañu bëgg nit ñi ñu xam ne ko tey jii loolu moo fi sës. dëkk bi nag war nañoo waxtaan gouvernement bi ministère de la santé ak ñëpp war nañoo waxtaan ak nit ñi pour xamal leen ni ko vaccin bi dañ ko war a jël te lu baax la te su ko amee tamit dinañu aar. mbir mi waruñu ko teg rek ci wàllub koom mooy xalaatu Mbaye Sylla Khouma xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllub koom jàpp na ni nag fi mu ne nii li waar pays Afrique yi mooy rek ñoom ñëpp ñu daal di sóobu ci gëstu gi bu ko defee suqaliku gu yaatu am ci wàllub koom waaye tamit ci lenn ci pàcc yu ci Sénégal lu ci mel ni wàllub santé ak yeneen i diwaan ak yeneen i yoo xam ne kon mbir la yoo xamante ne war na ci mën a suqaliku ba ku ne mën ci gis sa bopp docteur professeur Mbaye Sylla Khouma ñu teewli kàddoom ci micro Awa Diop. vaccin bi en fait bu ñuy xool ba ci biir li tax mu jóg du africain yi parce que mbas mi li ki deelee ci Afrique moo gën a ndaw li deelee Angleterre gee rek waaw parce que million nga genn wàll ci doomu aadama dans le monde faatu nañ ci Afrique fukki junni la waaw Afrique fukki junni ci doomu aadama donc moo leen wan ne ne li ñu deelee ñun macha allah alhamdulilah mooy li gën a yées li gën a ndaw ci monde bi maintenant enjeu yi mooy bu fekkee ne vaccin bi liñ ciy séentu ci wàllu aar nit ñi am na mën na tax yeneen pays yooyu dellu seen économie bu seen économie relancé woo comme ñun aussi suñu économie du économie par exemple autarcique mooy du on n'est pas uniquement au Sénégal notre économie dafa relier ak économie mondiale bi bu économie mondiale repartirait à la hausse ñun aussi suñu économie dina repartir à la hausse maintenant ci enjeu yi ci war a am rek mooy ñun fi nekk ni africains yi war nañoo yee ne war nañoo mën a commencer nag wut suñuy garab yi bopp lu fu muy jógee mooy ñu commencer investir ci gëstu réew xam-xam a ko yor xam-xam nag gëstu lay commencer et gëstu dafa laaj mu am ay moyens yu bari dafa laaj nga former ay borom xam-xam
mais boo leen formé ba pare jox leen li nga xam ne moom la ñuy yelloo ci wàllu jumtukaay pour ñu mën a def seen gëstu bi gëstu moom réew mu ko deful moo xam santé la moo xam économie la moo xam industrie la du dem xam-xam a yor réew. ma ne ko junj ci ndorteelu xabaar rek levée du corps bu Pape Bouba Diop moom footballkat bu Sénégal ba woon ni ki tey kon ñu ngi koy sargal ak delloo njukkal ca réewum France ca Lens fa nga xam ne kon jot na fa football jàppale ni nag ginnaaw loolee danañu kon delloo si néewum fii ci Sénégal loolee nag ni ki ëllëg lay doon kon dina quitté foofee ci réew France bu fukki waxtu daal di jotee mu war a egg si kon fii ci Sénégal ay booru ñetti waxtu ci ngoon ginnaaw jullit aljuma gi ba noppi laataa ñu koy jébal boroomam. foofee ca sëkk ya nekk ca Tëngéej jàppale ni tamit li nga xam ne moom mooy kaddu seede yi ba tey mu ngay woy ni ci ndem si yàlla Pape Bouba Diop ndax mu ngay bàyyi ko fu ne ci kaddu yu rafet jëm ci moom ginnaaw jëflante yu rafet yi nga xam ne sekkul na ko askanuk Sénégal ak ca bitim réew lépp kenn ci ñi yëkkati kaddu mooy Maurice Sankara moom tamit footballkat la woon ñu teewli kàddoom ci micro sunu ndaw ca réewum France Abdoulatif Diop. bon Bouba souvenir yi ñu gardé ci moom mooy nit club ba nga xamante ni vraiment ñu ko fi xam ñëpp jàmm lañ ko xamee te ñu ko fi xam ñëpp ñu ngi am benn seede bu exceptionnel ci moom que nit la bi nga xamante ni su la xamee dafay mel ni xam na lay at surtout du ko fàtte fu mu la fekk day bàyyi li muy def ñëw jox la loxoom maa ngi ci doon waxtaan ak léegi benn femme sénégalaise boo xam ni ñoom ñaar ñoo doon côtoyante à l'école nee na bi ñu ko présenté pour la première fois la ko Bouba ràññee respecté ko bëgg ko fonk ko ba ba mu fiy jógee te musul am benn xel ñaar ci jikkoom ak moom te fu mu ko fekk rek lu mu soxla da ciy taxaw te nee na ma wax dëgg yàlla Bouba sax da ko daan wax naa ko yenn nit yu baax yi duñu yàgg ci àdduna dafa mel dafa am lu mu leen sentir ndax mbaaxam te ñun lu ñu mën a def tey mooy su amee genre situation yu mel nii il faut que ñu teewee ko lu ñu jàpp yëpp ñu bàyyi ko ñëw aussi taxaw ko parce qu'il le mérite beaucoup te di ñaan yàlla xaare ko àjjana. addu ci wàllub yoon ak yoonal ak jëwriñ gu ñu ko dénk moom maître Malick Sall démb nga woon ca assemblée nationale ngir ñu natal ko koppar yi nga xam ne moom la war a jëfandikoo ci atum 2020 gu ñu dëkkmal jàppale nag kon yokkute gu yaatu am na ci waaye tam foofee jot na ca parax ndool ni prison bu Rebeuss dañ koy daal di kon daaneel kaso ba noppi samp yeneen juróom-ñeent ci Sénégal war nga këpp teewli kàddoom moom jëwriñ gu ñu dénk wàllub yoon ci Sénégal maître Malick Sall ay kàddoom ci micro Moussa Fall. danañ construire 89 édifices. Ça signifie que le territoire entier ci Sénégal yëpp les structures que ce soit des cours d'appel mu nekk tribunaux d'instance mu nekk tribunaux de grande instance danañ ko installer fu nekk moo tax ma répondre député yi gis ngeen déglu leen ay questions ci yooyu parce que ñëpp xam nañu que effectivement tribunaux yi doon laaj président de la République décidé na ko incha allah te mu ngi commencé ci début année bi ñëpp dañu ko construire te fii ba 6 ans incha allah. kenn dootul wax insuffisance infrastructure insuffisance au niveau des hommes ci loo xam ne dafa nekk ci justice loolu rek laa bëgg a wax. cité de la justice mooy que décision chef de l'État dafa le président de la République dafa dégager benn nouvelle politique pénale boobu bu ambitieux la dafa bëgg la justice mu nekk ci xol Sénégalais yi dafa bëgg effectivement justice bi nekk proximité Sénégalais dafa bëgg justice boo xam ne justice pour tous la pour tous moo tax effectivement dégagé na enveloppe bu ëpp presque 250 milliards loolu lu musul am ci Sénégal. ñu des ba tey ci pencum ndaw réew mi ak député bu opposition bi di Cheikh Bamba Dièye moom nag la muy naqarlu mooy njiitu UMS Souleymane Teliko noonu ko woy ci kanamu conseil de discipline bi ndax jàpp na ne kon loolee day gàllankoor ak yëlefu doomu aadama rawatina kon am baat. ni mën koo waxee ak sañ wax ci anam gu mu la neexee waaye nag lépp tegu ci yoon loolee la jàpp ni kon justice maanaam yoon ci Sénégal doxewu ko ñu teewli kàddoom Cheikh Bamba Dièye ay kàddoom ba tey ci micro Moussa Fall. il est vrai que ni justice sénégalaise dafay yaatu ba war a dem ci anam yu bare yoo xamee ni benn bu si nekk am na solo goo xamee ni jarul ñu koy négliger li tax ñu koy wax mooy man de su ma doon a yéen traitement bii ngeen def seen digganteeg Téliko du demee noonu. parce que ça peut se comprendre que ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu politique ci wàllu opposition bi ñoo am ay bis bi ci ay éléments yoo xam ne dañ koy apprécier suñu justice yu doxee mais dina gën a jaaxal xel dina gën a troubler esprit doomu aadama yi su fekkente ni état bi yiir yëpp
ak lenn ci magistrat yi nga xamee ni ñoo ŋànk justice bi am nañu ay jafe-jafe jëm ci interprétation loo xamee ni ba ñu koy wax mu jógee ci CEDEAO ñëpp xamoon nañu lii mooy li war ndax moom la suñu ay loi daganal mënul jaadu ab citoyen ñu arrêté ko te avocat assisté wu ko, mënul jaadu ab citoyen ñu àtte ko ci ay violation wu droit, mënul jaadu ab citoyen ay àqam ak yelleefam respecté wuñu ko. Justice bu nangu doxale noonu justice boobu tànkam dafa damm. Par conséquent suñu demee ba sa kanam ay yeneen i juge dans d'autres conditions interpellé wu, je pense que li waroon mooy yéen ki seen wàll ngeen xam raison garder, ngeen seet yan yi pexe ngeen di mën a def pour que ici idée wu sénégalais yi, parce que lu gàkkal justice sénégalaise day troubler conscience doomu aadama yi, day perturber fonctionnement réew mi te on a strictement rien à gagner tey jii si seen diggante ak Télico ak seen diggante ak Télico ak 78 magistrats yi nekk ci gannaawam. Ça pose problème et cet élément-là est essentiel pour le pays. dañ ko war a stabiliser ndegam ñun opposants yi ñoo mën a xalaate noonu saxantuma la ak yéen ñi nga xamee ni yéen a féete ci wàllu wàllu wante dafa nekk lu soxe ci réewum Sénégal saa wu musiba amee wala jafe-jafe gaale ko ci askan wi loolu nag le direction bu protection civile bu Sénégal bëgg mu jeex tàkk ba tax ñoowal cib lël xool nan la ñuy def ak yan pexe la ñuy lal ngir loolee kon saa wu amee saafara gu yàttul gaaw ci am ngir ñu mën a jàppale ki nga xam ne moo nekk ci tolof tolof yooyu ndaje la ñu amal ngir waxtaanee ko ci teewaayu Ndeye Nancy Diop Diouf reportage. Sénégal comme réew yu bari ci Afrique sowu jant mu ngi dund ay catastrophe naturelle loolee tax na ba waa protection civile teg ay pexe ngir jéem a wàññi risque catastrophe yooyu. waaw ndaje bi de li ko waraloon tey mooy que ni en fait soo xoolee ci mode ci àddina bi ci alam bi dafa am kayit boo xam ne dañ ko tënk ñu tuddee ko cadre d'action de Yogo cadre d'action de santé je veux dire kayit googu bi ñu ko tënkee dañu wax ne xam ne pays yi nga xam ne ñoo ko siifee mooy ñi ko signé dañoo tënk ay téere bu ñu tuddee stratégie nationale de gestion des catastrophes stratégie boobu nag tey jii moom la Sénégal bëgg a defar léegi ne stratégie boobu day am li ñuy wax vision maanaam gis-gis boobu dañ koy tënk ci ay kenn yooyu moo naam mooy wax piliers yi mooy axe stratégie suñu defee kenn yooyu pare maintenant dañ koy jël kenn bu nekk ñu xool ñaata lay jar ñu xool tamit kan moo ko war a def te li ci ëpp solo mooy que ne dañoo bëgg population yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci catastrophe ñoo nekk ci mbënd bi ñoo nekk ci su amee lakk wala ñoo nekk ci yenn yooyu que ces populations yi vraiment nekk centralité activités yi nga xam ne moom lañ bëgg a def. mbënd mi am na ab pàcc bu rëy ci bile programme de stratégie. waaw inondation yi moom kooku moom yaakaar naa moo ci am wàllu bi ci ëpp parce que dañoo xam ne ñu ngi nekk Sahel mooy dënd bi nga xam ne su tawee taw bu bëri mu am inondation maanaam mu am mbënd mu am waame sax lañ koy wax ci Wolof gars yi di nga xam mbënd mais waame la su tawul taw bu bëri maanaam mu am bekkoor léegi nag donc bekkoor boobu ak waame boobu di am su tawee wala su tawul loolu moom dafa nekk loo xam ne nii war nañ koo def ci kayit gi te dañ ko def incha allah. mbënd mi lakk yi ak bekkoor gi doon na ay menaces yoo xam ni ñu ngi dund ak ñoom waaye bu ñu sukkandikoo ci kii ñu jot a waxal bu ñu tegee ay pexe te gën a ñaax askan gi amaana fii ci Sénégal catastrophe yooyu dinañ wàññeeku bu baax a baax. Ndeye Nancy Diop Diouf day yi di xël di law ci bët saalumu Sénégal rawatina ci diwaanub Sédhiou foofu sax mbir la moo xamante ne nii ma ngay sooxeel dëkk ba jëm ci wàllub koom ba tax kon ki nga xam ne mooy commandant Ismaïla Niang nekk inspecteur régional bu eaux et forêt di woo ñëpp ci askan wi ku ne mën ci sóob loxoom ngir xeex daay yi ndax nag jàpp na ni mën nit ñi gàllankoor yu rëy ci koom-koomu askanuk Sédhiou yëpp ñu ànd ci leerali kàddoom mi nga xam ne dénk na ko Adama Sarr Cheikhou Gaye pour di wax ne alhamdulilah ren nawet bi barke na ndox bi bëri na mbéy mi dox na ñax gi am na solo pour jur gi garab yi aussi mel nañu lu ñu war a mel kon nag ñu war a fagaru contre daay yi fi mu nekk nag tollooguñu ci période daay mais tollu nañu fu ñuy defee feu précoce maanaam daay ba nga xam ne ñun service yi ñoo koy organiser avec collectivités yi taal ñax gi balaa muy wow lool xam ne dina wàññeeku lu bëri ba xam ne bu ñu duggee ci noor bi safara bu amee daay bu amee du lakk lu bëri walla sax du laal garab yi ndax dina fekk ñax gi war a xamba daay gi day wàññeeku lu bëree bëri mais bu loolu wëyee ñu di ñaax askan wi ñoom ñëpp ñu taxaw temm pour fexe ba meetu daay am
ndax àll bi nga xam ne moom la ñuy aar dafa bëri lu muy jural askan wi ñu si bëri ñu ngi dugg si àll bi di fa jële ay meññeef wala ay bant yoo xam ne ñu ngi si suturloo maire yi boo xoolee seen fiscalité lu si bëri si produits forêt yi lay jóge mais si biir loolu ñuy ñaax maire yi ñu am ay unité de lutte de proximité te loolu ñoom mun nañ ko ndax unité bi lan la mooy na nga am camionnette maire yëpp am nañu camionnette na nga am équipement bi mooy réservoir ba nga xam ne ça coûte moins de 100 000 ak pompe ba nga xam ne mun na jur de 100 à 400 000 mais loolu boo ko amee daay fu mu jógee askan wi jóg balaa muy am doole ñu faagaagal ko mu jóge fi. des ba tey ci bët saalumu Sénégal ci diwaanub Sédhiou dëkk ba nag dafa làqu ba noppi ruqe loolee nag ngir làqarte ko tax a jóg programme national d'aménagement des territoires ngir rek fexe ba askanuk seere askanuk yëpp kon daal ci mën a gis seen bopp loolee nag nekk mbir moo xamante ne ni kilifa yu dëkk ba yëpp dañ ko daal di rafetlu te ñoom ñëpp noppi nañu ngir sóob seen yoxoo ñu ànd ci leeral ak Adama Sarr Cheikhou Gaye. fii si Sédhiou nag ñi nga xamee ne ñoom ñoo di maire yi de yaakaar gu mag lañu am ci plan bi nga xamee ne moom moo di PNADT région bu Sédhiou bi nga xamee ne nag yàgguñu koo def ab région dafa làqu lool. tant que désenclavé wuñu Sédhiou du mën a dem fenn Sédhiou mooy première capitale de la Casamance mooy Casamance avant Kolda mais léegi nii à comparer Sédhiou à Kolda mais Kolda raw na Sédhiou bu yàgg pourquoi parce que Sédhiou est fermé donc ñun en tout cas en tant que citoyen de la région de Sédhiou li ñu njëkk bëgg ñun li ñu bëgg ñun mooy soit 2 plans mu indi ñu baag surtout Sédhiou Diatakunda Bambali. ki nga xamee ne nag moom moo di gouverneur bu région bi jàpp na bi le plan mën naa jural njëriñ lu bari gox bi nga xamee ne moom moo di Sédhiou. ñu gis que en tout cas feneen ni ñu def aménager territoire bi xam nga foo xam ni waruñu faa dëkk ñu dëkk fa foo xam ni yoonu ndox la ñu fatt ko dëkk fa ak yeneen yi nga xam ni constaté nañ ko tey boo gisee inondation yi am doole c'est parce que quelque part aménagement bi ñu waroon a defuñu ko donc tey jii région de Sédhiou bu fekkee ni monsieur le ministre ñëw na ak délégation ñu ñëw wasaare plan bi nga xam ne dafay tax ñu bàyyi yoonu ndox yi en tout cas bu ñu si sukkandiku dinañu am benn développement territorial bu harmonieux. nguurum Sénégal nag bëgg a sukkandiku ci PNADT ngir rek suqali li nga xamee ne moom moo di gox-goxaan yi. Le plan national d'aménagement et de développement territorial vise à promouvoir le plan national d'aménagement et de développement territorial nag ay objectif am moo di dey comme bi nga xamee ne moom moo nekk ci collectivité territoriale yi ñu fexe daal ba suqalikoo ba mën fee jaar sax daal di suqali réewum Sénégal yépp. harmonieux et durable du territoire national. région bu Sédhiou bi nekkoon ay jamono ab département ci Kolda ñu ngi ko rek daal di def ab région ci atum 2008 jamono ji nag daal dina am 4 collectivité territoriale. maa leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi ak nan la ñuy def ba alam gi daal di nekkoon lu mucc ayib waaye nag li ñuy teetlu jamono ji ci Sénégal rawatina kon ci capitale bi Ndakaaru nit dañuy lekk sànni wala ñu naan sànni mu mel ni kon mbalit yi ba ngay jalaañoo ci xalu Ndakaaru yi loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ne ni ñàkkul ay jaxintal ci nit ak ndëkkooram nan la ñuy def ba daal ci indi saafara kon soppite ci doxalin lu mënta ñàkk la ngir rek sàmm alam gi ñu ànd ci leeral ak Pape Ibrahima Ndiaye Augustin Mandan reportage. mu doon jëf ju yomb nekk ci oto di sànni li nga xam ne mooy mbalit di ko jaarale ci fenêtre bi loolu nag ñu bari di ko def ci mbedd Ndakaaru yi ci yeneen dëkk dañ lay teg ay daan fii nag dara du la ci fekk. mu doon xoolitu banaana ay mbuus ay desitu cigarette wala sax paquet bi ñu ñuy faral di gunge suñu yoon bu ñuy dawal ci mbedd Ndakaaru yi ñuy soppi tali bi di ko def sax mbalit. bu ñu lekkee gerte fi lañ koy sànni lépp oto bi boo wàccee day salte boo xëyee balaa ngaa taal il faut nga bale ko doo ko mën a liggéey. pourtant man fii damay teg siwo fii ba ndox doo am foo ko sànni boo naanee benn mbuus ndox doo am foo ko sànni da ngay naan kaas café da ngay gis ñoo xam dañoo civilisé mais da ngay naan café ba pare mais duñ gis fuñ ko teg da ngay obligé fii nga koy mujj teg ba receveur bi di bale mu bale waale. muy client yi wala ñi nga xam ne ñooy dawal woto transport en commun yi ku nekk jàpp ne yaay def li ni mel waaye Modou Fall di taximan gis ne mbir mi wàllum jëf la te nag Sénégalais yi dañoo war a
boole seen doole ngir aar li nga xam ne mooy alam bi. da ngay gis koo xam ne day dugg sa taxi rek commencé tux mais boo waxee moom mu ne man client la ah boo ma mënul nga keneen jël ma xam nga yow doo ci mën dara da ngay obligé def ak moom wala ñoo xam ne da ngay jékki-jékki ñu ànd ak yow lekk bu pare sànni ko ci biir taxi bi wala jékki-jékki sànni ko ci mbedd mi mu nekk loo xam ne rafetul quoi pour man suñu dëkk ñun ñoo ko war a mën a defar waruñu xaar Massamba waruñu xaar Mademba ñoo war a mën a jóg ci loolu quoi. nekk ci oto di sànni mbalit newul lekk lu yitteel li nga xam ne mooy transport en commun bi ndax nag am na ñoo xam ne ñoo moom seen oto yi bopp te mbir mi def leen laal bu fekkee ne ñii dañ koy def ñeneen ñi nag di def seen kéemtalaay kàttan ngir soppi li ni mel. loolu xooloon naa seen benn taximan fii cité police dafa sànni kaas ma wàcc sànniwaat kaas bi si biir oto bi ñu jàppante barke Cheikhul Khadim billaay boobu maa ngi yor sama scooter dafa naan ba pare sànni ko ñu taxaw noonu si feu rouge ma wàcc jël kaas bi sànniwaat ko mu sànniwaat ko ma sànniwaat ko ñu xuloo si après ma expliqué ko mu dooroo du nekk nit jël kaas bi dugal ko foofu noonu mais loolu moom ku koy def baaxul. Serigne Cheikh Mbacké di am yaakaar ne sénégalais yi dinañ taxaw temb ngir fexe daal ngir jële fi mbalit yi ci yoon bi mu jàpp ne sax ay feu rouge lañu ñoom nag bis bu ñu amee signal bi ngir daal di dawal dañuy wëy di dend ak li nga xam ne mooy mbalit yi. Abdourahmane Ndiaye jërëjëf mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca mbasum covid 19 ci Sénégal yoon yu mu jël baaxul te bu nu sàgganee mën na la waat ci Sénégal ba mel ni mu meloon te loolee nag koom-koomu réew mi du ko attan bërëbu fajukaay yi ci réew mi duñu ko attan loolee tax ba la Soleil national ni njiit ci réew mi Macky Sall ci taral ak a teegal mesures yi jëm ci mbas mi ci réew mi ci loolee la jëm ba tax arrêté 15592 bu 10 juillet 2020 yokku nañ ko ba weerum janvier caytu geeg seetlu gi ci dem beeg dikk bi ci réew mi danañ ko tàmbaliwaat ci réew mi te musiba bi nga xam ne ñëpp a ngi koy muslu di mbas mi bu lawaatee ci réew mi jafe-jafe dëgg lay jural askan wi loolee tax ba yëglekaay bi ne askan wu Ndakaaru nag ci boppam loolu moo leen tiital ndax ñoom ñëpp ci nen la ñu toog laas ne njiitu réew mi Macky Sall ay mesures yu yees la bëgg ngir wopp gi di mbas mi ci réew mi ñu freiné ko balaa lambaay di ñaaw Le Quotidien ne njiitu réew mi Macky Sall ne la mu bëgg nag mooy masque yi ñu daal di ko tàmbaliwaat ko taxaat ci réewum Sénégal ba noppi samp nag ab plan gu yees ngir taxaw temm jëflante ko mbas mi te fii ak atum 2021 ñetti weer yu njëkk yi suñu réew du Sénégal danañu am seen dose yu njëkk ci ñàkkum mbasum Covid 19 critique ne réew mi yëpp tiit te seen tiitaange foo ko nattu weesu na ko li ñëpp di njott ci réew mi mooy ñaareelu vague contamination bu mbasum Covid 19 ci Sénégal te loole lu mën a nekk la ba tax jël matuwaay lu mënta ñàkk la yéeglekaay bi ne seetlu gi nag mooy askanu Sénégal gépp a bàyyeeku loolee tax ba état bu Sénégal fas yéene delloo bubu ca mbooy ga tàmbaliwaat seetlu gi ak caytu gi ci dem bee dikk bi ci bërëbu dajalookaay yi ak fépp fi nga xam ne mbooloo nañ fay tase nañu ànd yu ñëpp tase ji ci enquête au quotidien fekk fa Cheikh Modou Kara Mbacké général Bamba ginnaaw coowal centre de redressement yi ci Sénégal yéeglekaay bi ne yoon yëpp ci Cheikh Modou Kara Mbacké la jëm ñeent fukk ak ñett ñi tegoon yoxo ñoom ñëpp defeer nañ leen ndiki démb te ba ñu leen laajee nee nañu nag Cheikh Modou Kara moo doon joxe ndigal ñuy jëfee te lépp lu ñu doon am ci koppar ci wàllu wi moom lañ ko doon jébbal sursa ne coowal Kara sécurité ma ngay gën a tar di gën a compliqué ci réewum Sénégal l'observateur ne Kara sécurité beneen pression la jëm ci wàllum justice yoon ci mim réew lii ko du jene en tout cas nag seetlu gi moom ñëpp ci tegi seenam gët ndax état bu Sénégal daa sukk jébbalu ci kanamu këru diine yi ci Sénégal loolee tax ba Boubacar Sadio ne enquête wu ñu ubbi ci lu jëm ci Kara sécurité du mujj fenn les économies Pépé Diawo doom ci Baba Diawo dañ ko tegoon loxo te waxtu wi ma ngi ñu defeere def yi ci parti yi nekk ci réewum Sénégal loxo njiitu réew Macky Sall génnu ci Le Quotidien ne moom njiiti réew mi Macky Sall danaka parti ci réew mi yëpp jaxase na ko te bu ci mujj mooy parti réew mi ak li am ci diggante Déthié Fall ak Idi njiitu CSE firnde la ci Les Échos ak critique ne APR bu Guédiawaye ñu koy tojantey bopp ba waxtu wi ci guddi gu bët Sénégal la nekk ndax lépp tasaaroo te bu nu sukkandikoo ci yëglekaay bi ne lu ji njàkk Aliou Sall rak ci njiitu réew Macky Sall mooy njàkk ba tax Bougazali ak juróom-ñeenti responsable APR yëpp di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu àddu ci mbir yi laataa lambaay di ñaaw budget bu cour de répression de l'enrichissement illicite yokk nañ ko léegi nag juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn million la Sud Quotidien ne créé na dañ ko samp ci réew mi muy guux alalu askan wi te lenn du ko liggéey ndax bu weesoo mbirum Karim Wade ak mbirum Tahibou Ndiaye ñaar fukk ak juróom-benn nit yi ñu doon tudd yëpp dara fekku leen ci Walfadjri ne benn projet de loi la ñu dugal ngir amnistie képp ku ñoon toppee crime financier ak crime économique te loolee bu amee Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru bon ak Karim Wade Ibn Abdoulaye Wade yëpp seen ak seen yelleef dinañ ci jotaat musiba yi am démb ci réew mi ci
ci la Vox Populi La Tribune ak Libération xëy niki tey La Tribune ne juróom-ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci tali bi diggante Mboro ak Matam te loolee lépp démb ci alarba gi la xewee Vox Populi ne li xew ci réew mi démb musiba gënu ko rëy ndax camion yi seen bopp ñoo dëkk yóbbu askanu Sénégal barsak ndax juróomi nit bokk na ci ñaari jàngalekat yu jigéen ñoo ñàkk seen bakkan ci benn accident boo xam ne benn oto ak benn camion ñoo mbëkkante diggante Linguère ak Matam beneen camion rey benn waay bu doon dawal moto ci avenue Lamine Gueye beneen camion faataal beneen soxna bu bootoon doomam ca Mboro ak beneen tout tànk boo xam ne benn camion ko faat ca kër biir ndaw Libération ne àllarbay démb gi kay dootu ju ko fàtte bu mukk ci réewum Sénégal ndax benn bés kot ñetti accident juróom-ñaari nit ñàkk seen bakkan mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laaj yu xabaaru njoloor si gërëm nañu ñëpp di jàpp ci liggéey bi ba lépp yemb rédaction bi di leen jox dig daje xabaaru maraxi bu jalande beeg boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri gi ci jërë ngeen jëf ñu ak jàmm